asalaamaaleykum wa rahmatullah internet yu enquête 221 tey dañu ñëwoon fekk fii nga xamante ne nii mooy ci Dakar sunu mbokk yi nga xam ne ñooy famille kër maam El Hadj Ndiéguène nga xamante ne nii ñëpp xam nañu leen at mu jot ci bu gàmmu jotee ñu amal seen gàmmu ñoom nag ni ñu ngi leen gën a miine ci seen jokkuwaay ci waa kër Cheikh El Hadj Omar Foutiyou Tall jamono ji nag ñuy wàccaayu gàmmu coow bari lool ci Sénégal ndax gàmmu dina amam déet. fii ñu toog nii ñu ngi fi toog ak góor gu tedd ñu bàyyi ko mu présenté wu mu def déclaration sang bi maa ngi lay ziara. alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi alladi tahara alqulub almuttaqina bil ixlaas walhamdu lil jaa'ili al awliya warasati alkumali al anbiya wa jaa'ili nabi sallallahu alayhi wa sallam xayra al anbiya wa cheikhana ahmad tijani sharif radiallahu taala anhu xayra al awliya amma baadu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki lislaam mbokki Sénégal mbokki adduna bi yëpp ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent yàlla Muhammad di delloo pas-pas yi ca Sëriñ Ba Seydi Cheikh Ahmed Tijani di ñaan xéewali yàlla saxal ko ci sang ba Cheikh al Islam Cheikh Alhaaji Mouhamad Ndiéguène radiallahu taala anhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel di ñaan yàlla daje bii ñu daje yàlla bu mu doon suñu mujjug daje seen mbokk Sëriñ Mouhamadou Lamine Ndiéguène ibnu Sëriñ Ahmad Cissé Ndiéguène mi nga xam ni mooy représentant famille Ndiéguène ci ndakaaru ak li ko wër yëpp fa tabarakallahu di sët ci maam Alaaji Ahmad Ndiéguène waaye fa tabarakallahu doon itam imam fii ci gox bi nga xamante ni fii la ñu yàlla boole ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci présentation foog naa ni loolu la ñu mën a wax ci nit war koo mën a dégg ci lu nu mën a waxal sunu bopp loolu mooy li nga xamante ni mooy nuyoo bi di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ziar waa enquête 221. mën nga ñu delluwaatal ginnaaw tuuti rek fàttali ñu relation bi seen maam amoon ak waa kër Cheikh El Hadj Omar Foutiyou Tall. alhamdulilah rabbil alamin relation bi nga xam ni moom la sunu maam El Hadj Ahmad Ndiéguène am ak kër Cheikh Omar dafa fekk maamam moo jiitu ak kër Cheikh Omar Foutiyou Tall. sunu maam Cheikh El Hadj Omarul Foutiyou Tall moo fekk suñu maam Madoune Ndiéguène ca Kasaas 9 kilomètres de Kaffrine dëkk bu ñu naan Kasaas Aynu Maadi fa la ko fekk jox ko wird salaatul fatiha jox ko ndigal yi defal ko ijaaza itlaaq defal ko ijaaza yi mu war a àndal yëpp ànd ak moom ñaanal ko yàlla jox ko li nga xamante ni mooy tariqa Seydi Cheikh Ahmed Tijani foofa la suñu jokkuwaay kër Cheikh Omar tàmbale booba ba tey nag fa tabaarakallahu day gën a dëgër rek. ndax Madoune moomu moo jur alxaaji Ahmad Baro Ndiéguène alxaaji Ahmad Baro Ndiéguène moo jur alxaaji Mouhamad Ndiéguène mi nga xam ni moo gën a siiwee ci maam alaaji moomu itam Cerno Murtada di caatu Cheikh Omar Foutiyou Tall moo ko jox wirdu salaatul fatiha kon ñun kër Cheikh Omar ay buntu lañu fa am waaye buntu bi gën a màgg te ñu am ko fa te di ko wax mooy Cheikh alxaaji Omar Foutiyou moo jox sunu maam Madoune Ndiéguène wird ca Kasaas jox ko fa tabarakallahu ñun loolu mooy suñu silsila mooy suñu jokkuwaay kër Cheikh El Hadj Omarul Foutiyou Tall. macha allah boobu ba léegi nag mission baa ngi continuer xalifa yi di ñëw ba jamono ji ñu jëm ci événement bu am solo bu mag boo xam ne chaque année da ngeen koy organiser muy gàmmu ren ñu bëri naan gàmmu dina amam du am famille bi ñoom lan lañ décidé. alhamdulilah rabbil alamin yàlla def na sëriñ bi nga xamante ni. mooy xalifa kër gi di sëriñ Muniru Ndiéguène al xalifa yal na yàlla guddal fanam te yàggal taxawaayam tey rek ci bëccëg la def communication boo xamante ni wax naak taalibe yi àddina bi yëpp jaarale ko ci porte parole am di sëriñ Ahmad Cissé Ndiéguène di sunu wayjur bi mu defee loolu itam sëriñ Muniru dafa dogal ci famille bi joxe ndigal ci ni danoo fas yéenee gàmmu nañu daan gàmmoo waaye nag avec la manière mooy lan ànd ak teggin yi ak orma yi nga xamante ni moom la kër docteur ak état bi ak nguur gi bokk ànd ak kër sëriñ bi ak taalibe yi ak organisation bi ci les mesures barrières yi nga xam ni moom la ñu war a jëfandikoo mooy distanciation bi nga xamante ni moo war ci suñu diggante moytu jegewante bu ëpp bi moytu joxante loxo yi saxoo gel yi nga xam ni moom la ñuy def ci suñuy loxo saxoo ak raxasu goo xamante ni jamono bu ne rek cet gum ñu mas a fekk daf ñuy gën a dolli ndax lislaam ñu ko wax an nazafatu min al iman
set dafa bokk ci ngëm yàlla pire te amul benn xeetu ibaadaat boo xam ni jaamu yàlla daf koy def te la jiitu ca jaamu ga du set. mënoo julli te setoo, mënoo woor te setoo, mënoo dem Màkka te setoo, mënoo jël sa alal sax te sa alal setaloo ko. setal ga mooy natt asaka ci sa alal ndax sa alal mën a set. kon fa tabaarakallahu set googu moom la sëriñ bi joxe ndigal ci ni képp kuy taalibe ak foo mën a jóge ci réew mi na nga fexe ba góorgóorlu ci taxawaay yi nga xam ni moom la kër docteur wax ci set ñu mën a gàmmu ci jàmm gàmmu ci salaam ba lépp loo xamante ni mbas mi dal sunu kaw di coronavirus yàlla musal ñu ci dàqal ñu ko te yamale ko fi ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. en tout cas ku tudd famille Ndiéguène tudd famille Cheikh El Hadji Omar Foutiyou Tall te ñoom gis nañu ne def nañu déclaration di wax ne ren ñoom duñu amal li nga xam ne moo di seen ziar bu mag bi nga xam ne chaque année dañ koy organiser famille Ndiéguène ñoom di organiser est-ce que amul lenn loo xamante ni maanaam ci côté mesure yi est-ce que attan ngeen organisation bi ak état bi est-ce que li ngeen yaakaar yëpp mates na ko def pour que ngeen amal gàmm gi comme ngeen ko bëggee. waaw alhamdulilah rabbil alamin xam nga ñun fa tabarakallahu sunu kër sunu kilifteef mu ngi aju ci sunu xalifa di sëriñ Muniru bi ñu demee ba toll ci wàllu korité dafa joxe ndigal ne nañu julli ba ñuy julli mu ne nañu respecter distanciation yi nanu organiser wu nañu woo te état mu ñëw nanu woo taalibe yu mag yi mu yëkkati alalam moom ci boppam def ko ci yëf yi woo mbokk yëpp ne def leen ci seen alal ngir ñu mën a taxawal ponk yàlla bi. keroog ba nu ko defee ba noppi ñi nga xamante ni ñoo yor nguur gi dañu ñëwaat ànd ak ñun sant sëriñ bi gërëm ko ñaanal ko yàlla wane ni sëriñ bi kat bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo wane le bon exemple ci wàllu matuwaay yi ci li nga xamante ni mooy jàngoro ji. bi mu ca jógee itam yamu ca ndax tabaski bi itam sëriñ bi joxe waat ndigal ñu jaare waat ko fa nu ko jaare woon ba ñu noppee itam autorité yi nga xamante ni mooy autorité administrative yi ñëwaat nañu sant ñu gërëm ñu kontaan ci taxawaay bi nga xamante ni sëriñ bi def na ko fa ñu jaaroon ca ñaari yële rek la ñuy jaaraat ci gàmmu gi mooy góorgóorlu organiser ko waaye organiser ko ak ni nga xamante ni yëpp dafay laaj wàllu cet dafay waaj wàllu ki ndax jàngoro ji kat mu ngi fii te xamuñu kañ la fiy jóg te xew-xew yii ñu am ci la ñuy góorgóorlu di ñaanal réew mi di ñaanal jaam yi di defar jaam yi di defar pas-pas yi kon nag sëriñ bi gis ni ba mu defee waxtaan ak ñi mu war a waxtaanal ak njaboot geeg taalibe yeeg borom xam-xam yi ak ñi ko wër ñëpp ak waa santé itam amu ci lenn loo xam ne réeroo na ci ak ñi nga xamante ni ñoo yor suñu wàllu sécurité ak ñi yor suñu wàllu wér-gu-yaram ànd ceeg borom xam-xam yi itam kon nag fa tabaarakallaahu loolu nañuy ànd ñun ñëpp rafet njort ndax bërki démb rek lanu màggal ci waa kër Cheikhul Khadim màggal goo xamante ni la fa daje waaye góorgóorlu nañu ba saytu ko ak li nga xamante ni yëpp bokk na ci yi nga xamante ni mooy mesures yi ba yàlla def mu jàll ak jàmm te yàlla defal nañu ci sutura defal nañu ci teraanga jàmm rek a ci am te jàmm rek la ci moo ciy mujj. état bi am na lu leen xaar ci ñoom ngir ñu jàppale leen ba ngeen réussir gàmmu gi. waaw comme niñ ko daan defee rek tous les moyens yi nga xamante ni pour xeex coronavirus ñu ngi woo état di woo képp koo xamante ni borom wërsëg nga ak borom teraanga ak taalibe ak ku mu mën a doon lépp loo xam ne muy masque muy alcogel yi muy yi nga xamante ni yëpp dañu koy def ngir moytu ak kiiraay yi nga xamante ni moo ñu mën a aar ci feebar bi képp ku ci man te jiitu ci sëriñ bi nag loxoom a nga ca biir ndax keroog ba ñuy woote ca Thiès di woote ndimbal ci wàllu corona bii sëriñ Muniru Ndiéguène ak famille bi ak taalibeem yeeg ñi mu am ñëpp bokk na ci kilifa diine bi nga xam ni moo njëkk a jóg dajale li mu am yëpp ci wërsëgam ak teraangaam ak i ceeb ak i wërsëg yable ko boole daal di yónni ñi nga xamante ni ñooy délégation bi ñu ñëw indi ko ci ministère de la santé muy ndimbal ba mu ca jógee itam mu delluwaat defaat teraanga yu toll noonu yóbbu ko ci préfecture yóbbu ko ci fi nga xamante ni moo jëm ci wàllu réew mi ci wàllu gox ba ca Thiès ak li ko wër yamu ca itam mu desaat dajale ay teraanga ak i xéewal ak i rakkam ak i am di jàmmam yépp tas ko ci biir mbokku taalibe yi ak dëkkandoo yi ak ñi nga xamante ni ñoom la dëkkal donc état na am ñu ngi koy xaar waaye nag sëriñ bi départ na état buy ñëw rek da koy dab
ndax fekk na daw na lu sori waaye nag lépp loo xam ne daf ñuy gën a mën a dimbali ba ñu mën a organiser daf ñuy gën a jàppale suñu xel gën a dal xelu taalibe yi gën a dal ndax taalibe yi namm nañ seeni sëriñ si jataay yi namm nañ ko namm nañ tànt yonent bi namm nañ waxtaane yonent bi namm nañu daasaat pas-pas yi namm nañu gis sëriñ bi mu ànd ak rakkam yu sell yooyu ak taalibe yi dugg ci tànt bi loolu namm nañ ko ndax jamono yii yëpp lu mu mën a doon ñoom kilifa yi ñu ngi tëju kenn mënu leen a gis kenn mënul jot ci ñoom kon nag yu mel nii bu jotee ba ñu jàpp ni tey sëriñ bi defal nañu faveur ñun taalibe yi dañoo war a xam ni dañ ñoo defal faveur waaye dafa am comportement bu ñu war a mel mooy tënku ci li nga xam ni moom la sëriñ bi santaane te incha allahu taala bu ñu ko defee rek yàlla mën nañ cee defal ndam loolu mooy li nga xam ni mooy kàddu yi ñu ci am ci wàllu ndaw ñi di leen soññaat ci góorgóorlu di soññu taalibe yi nga xamante ni ñoo féete fii ci Ndakaaru war a déparé fii jëm si Thiès pour gàmmu ji Thiès ñoom ñëpp ñu ngi leen di dénk kenn ku ci nekk loo man ci wàccaay ak ci taxawaay ak ci waajal ñu ngi la koy dénk te it bàyyi xel li nga xamante ni mooy xeex coronavirus bi ndax fa tabaarakallaahu mbas la moo xam ni jaaxal na àddina bi yëpp waaye dañuy wax ni lenn rek ko jaaxal mooy ki set ak ki yam ñooñu rek ko jaaxal ndax ku góorgóorlu ba fañ la yamloo nga yam fa ku góorgóorlu ba set yàlla mën na laa musal yàlla mën na la caa sàmm loolu mooy li nga xam ni mooy mesure préventive yi nga xam ni moom la sëriñ bi wax ni nañu ci bàyyi xel ñëpp nañu ci communiquer ñëpp nañ ci sensibiliser fu waay toog bul xeeb kenn bul xeeb fenn foo ko war a wax ko kan ko war a wax ko ñu xam ni sëriñ bi loolu la joxe muy ndigal li nga xam ni mu ngi tege ci kawam fa tabaarakallaahu ànd ceeg njaboot gi yëpp di ko ñaanal yàlla guddal fanam te yàggal taxawaay bi. voilà léegi ñu ñëw ci programme mu gàmmu ren gi lan la ñu mën a lan nga ñu mën a jox ci li nga xam ne moo fas yéene am incha allah. gàmmu gi fa tabaarakallaahu boo ngeen ko déggee sunu maam Cheikh El Hadj Ahmad Baro depuis 1886 mu ngi gàmmu à Thiès na ko ba waykat ba waxee woon gàmmum ga moo jàkkaam ja moo njëkk Thiès daaraam ja moo njëkk Thiès gàmmoom ga moo mag ci gàmmu Cheikhuna Tidiane donc mën nañu jàpp ni lu tolloog 140 éditions yoo xam ni sëriñ bi yàlla dimbali na ko ak njaboot gi ak ñi mu àndal ñëpp di ko gàmmu ca Alaaji Ahmad Baro ba fii ñu toll te gàmmu gi nag Alaaji Ahmad Baro da koo woote waaye moomu ko gàmmu gi gàmmu Sayyiduna Muhammad la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag la yàlla waxoon walakum fi rasulillahi uswatun hasana mu yonent yàlla Muhammad c'est le modèle par excellence moom la ñuy màggal juddoom ngir kañ jéem a melu ci ay jikkoom yi nga xam ni moom la ko yàlla tagge wa innaka la ala xuluqil azim jikko yu sell yu màgg yooyu nag mooy sababu gàmmu mooy wareefu gàmmu mooy njariñu gàmmu mooy jeexitalu gàmmu moo tax ñuy gàmmu moo tax imam Busayri yu waxoon na ci na bushra lana ma'shar al islami inna lana min al inayati ruknun gayra munhadimi lama daa allahu daaina li taatihi bi akrami rusli kunna akramal umami ci tënk rek ne ñun dey war na noo bég war na noo sant war na noo ñaan yàlla war na ñoo xéewlu war na ñoo kontaan lu ko waral mooy yàlla ba mu ñu boolee ci kuréelu lislaam waaye yàlla itam defal ñu teraanga joo xamante ni décret bi yàlla falee yonent yàlla Muhammad muy gën di yonent décret boobu moo ñu yóbbaale ba ñu doon xeet wi gën ci xeet yi bi akrami rusli kunna akramal umami yonent bi mu doonee sangu yonent yi rek ñun ci la ñu doon sangu xeet yi ñun waa kër yonent yàlla Muhammad ñun waa kër lislaam kon nag teraanga jooju ki ñu ko waralal ñuy màggal guddik juddoom la ñu ca war mooy fàttalikoo lu ñu koy fàttalikoo alquran sunu maam Alaaji Ahmad Baro nam daan doxale gàmmu gi mooy jàng alquran ñun nag ci programme bu bees bii bu nu xëyee incha allahu ca ëttu sëñ Ahmad Cissé Ndiéguène ca fa tabaarakallaahu Thiès dañuy xëy jàng alquran bu ñu jàngee alquran def ay dog suñu defee ay dog waxtaane jikkoy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci bëccëg gi recevoir taalibe yi ba ngoon nag incha allahu taala 18h ñu dugg ci tànt bi nga xamante ni mooy cérémonie bi itam cérémonie la bu ñuy waxtaane jikko yonent yàlla Muhammad sunu mag Alxaaji Ahmad Baro Ndiéguène moom mooy def waxtaan ba ànd ci ak ay rakkam di ñun ñii ak ñoom Serigne Cheikh ak Serigne Malick ak Chérif Góora ñi nga xam ne ñoo daan ànd ak moom ci guddi gi waxtaane fa tabaarakallaahu tàkkusaanu Sayyiduna Muhammad ba ñuy def ci ëttu sëñ Ahmad Cissé Ndiéguène
waaye nag gàmmu gu mag ga moom imaam alxaaji ahmad baro njegéen ibnu alxaaji ahmad njegéen di rakku xalifa bi di rakku sëñ ahmad si sa njegéen mooy waxtaane guddi gàmmu ga ànd caag rakkam sëriñ Malick njegéen ñoom ñaar ñooy firi gàmmu ga gàmmu googu ca guddi ga la ñu koy def ca pénc ma di ñaan yàlla nañ ci yàlla àggale ak jàmm ak bokki taalibe yépp di ñaan yàlla lépp luñ fa ñaan yàlla na ko yàlla nangu ñu ngi ciy woo bokk julit yi bokk taalibe yi bokki am di jàmm yi ak xarit yi ci kaddu yi nga xamante ni sunuy kaddu bopp la di sunuy kaddu njaboot di sunuy kaddu kilifa fa tabaarakallaahu di ñaan yàlla gàmmu gii ñu fas yéene gàmmu yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm yàlla nañ ko def na ko fa ko maam yi daan jaarale ci barke Sayyiduna Muhammad di sant daayira yi ak waa taifatul muhammadiyatul islamiya ci fépp fu ñu nekk ci Sénégal ak bitim réew di leen wax ni gàmmu ga nam daan demee rek na gën a baax na gën a jàppandi na gën a taxaw ñu ngi leen woo itam na ngeen góorgóorlu ci dajale ay masque dajale ay gel dajale ay kii eau de javel ak yi nga xamante ni yëpp dañ koy ittewoo ak i saabu ngir maanaam dimbalee ko kër Alaaji Ahmad Baro ci waajal gàmmu gi nga xam ni moom la ñuy waajal ak teraanga ya ngeen daan def ak xéewal ya ngeen daan def lépp rek yàlla na ko yàlla yokk ci barke Sayyiduna Muhammad ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ndokkeel xalif bi di ko ñaanal yàlla na yàlla guddal fanam yàlla na ko yàlla wéral yàlla na ko yàlla bàyyi sunu kanam ci darajay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kilifa la goo xamante ni jeex tàkk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye fa tabaarakallaahu ku koy xool ci ay atam xam ni fa tabaarakallaahu lu baree bari xolam ak yëg ci jaam yi ak yërmandeem ci jaam yi moo tax mu jóg rek ngir bëgg a defar jaam yi kon fa tabaarakallaahu yal na ko yàlla taxaw ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax bis bu nekk ni wabtaxi fi ma ataka allahu daaral axira moom la gëm mooy fii ci àddina daal càkkutéef bu ñu fi mën a sàkku na doon càkkutéef boo xam ne moo ñuy jariñ ëllëg yowmal xiyaam loola nag bu ko sa kilifa di wax di ko wax jaam yi jaamu leen yàlla ku jaamul yàlla perte nga jaamu leen yàlla ku jaamul yàlla boo ëllëgee yàlla dina fudd sa ndigg mu jëlee ko ci làmmiñu baayam na ko baayam daan waxee mu di ko wax kon kenn ku ci ne ci ñun war naa bàyyi xel boppam góorgóorlu ci jaamu yàlla góorgóorlu ci dénk sunu mbir yàlla góorgóorlu ci am yar ak teggin ak worma ak jub ak jubal ni ko sëriñ bi digle jamono bu ne yàlla na nu yàlla xéewale jàmm ak sutura ak teraanga ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal réew mi ak borom réew mi sunu maam Alaaji Ahmad Njegéen daf daan wax ni nit bu la jiitee da ngay ñaan mu am jàmm ndax su amee jàmm nga am jàmm su amul jàmm doo am jàmm koo xam ni day jël loxoom di ko yor ci kàmb gi te lu mu génne ci kàmb gi loolu lay wan war ngaa ñaan mu génne jàmm ndax su génnee jàmm rek moo ciy am kon ñu ngi ñaanal borom réew mi yàlla na ko yàlla defal jàmm ak ñi mu àndal ñëpp fa tabaarakallaahu ak ñi yor réew mi ak ñi koy doxal ak bokk yi nga xamante ni ñoo ñuy jàppale ci wàccaayu gàmmu gi fii ñuy déparé ci Dakar ñi nga xamante ni ñun ak ñoom ñoo bokk liggéey bi ñu ngi leen ñaanal yàlla na leen yàlla jàppale convoi bii nga xam ne mooy di jógee fii Dakar di dem Thiès ñi ciy jàpp nga xamante ni ay kilifa lañu di ay boroomi ndombay tànk ñu ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla jàppale leen ñu ngi ciy woo sunu mbokk monsieur le ministre Amadou Ba di sunu xarit di sunu am di jàmm Matar Ba mi nga xamante ni moom itam taxawaay bu mel noonu la am maître Bassirou Ngom ak sunu maire Ousmane Ndoye ak bokk yi nga xamante ni suñu bokk fa tabaarakallaahu Moussa Touré mi nga xamante ni ñooñu ñëpp dañoo am taxawaay ci gàmmu gi am yitte ci gàmmu gi fam benn sécurité Pam Mbeng ak bokk yooyu nga xam ni ñooy jàppale taifatul muhammadiyatu islamiya ñu ngi ñaan yàlla na yàlla jàppale leen yàlla na yàlla dolli seen sutura sunu mbokk monsieur Arona Kayta ak institution yi nga xamante ni yëpp dañu am ak ñun kóllëre su mbir mi jotee ñu wax leen ko ñu am taxawaay bu ñuy am ci ñun ku mel ni Cheikh Ba ak ñi mu àndal ñëpp fa tabaarakallaahu ñu ngi leen di woo ci gàmmu gi ci taxawaay yi lañ leen di wooyee mooy lu nu waajale màggal guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teraanga yi bari sutura yi bari kaar yi bari nit ñi dugg dem dikk ci jàmm tabaarakallaahu jaamu yàlla xéewlu def seeni jaamu yàlla ñibbisiwaat màggal guddi yonent bi loolu la ñuy wooye bokk yëpp di woo kër diine yi ak sunu bokk yi nga xamante ni sunuy xarit lañ dëkk ci kër diine yi di ànd ak ñun ci gàmmu gi ñu ngi ñaan yàlla ñoom ñëpp yàlla defal leen jàmm di gërëm waa enquête 221 di ñaan yàlla télé bi yàlla na ko yàlla gën a kaweel ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu